mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen doon nuyoo fii ci seen rajo APR New York tey àjjuma la fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août ci 2018 August 17 2018 ngeen ñuy déglu ci WPAT 9:30 AM man ngeen ñëw déglu itam ci téléphone bi dina leen ko jox léegi man ngeen ñëw déglu aussi ci internet bi ci www.wpat930am.com 11h jot na ba teg ñetti minutes ñu bëgg a am ak yéen seen émission niñ ko daan amee lu commencé 11h ba minuit àjjuma bu jot ci waxtu wi. seen mbokk Pape Bab moo nekk ci micro bi seen mbokk Baboy Kane coordonnateur am moo jàkkaarloog moom moo nekk ci machine bi. tey ñu bëgg leen a indil seen émission niñ ko daan defee am nañ invité dinañ ci ñëw léegi Papa Gallo Ndiaye la tudd defe naa ne kenn du ko présenté ci dëkk bi moom mooy secrétaire chargé des sélections au niveau fédéral fii ci Amérique moom lañ bëgg a am tey moom lañ bëgg a defal suñu émission dinañ ko jot léegi bu neexee yàlla bu ci xajee dinañ leen ubbil téléphone bi niñ ko daan defee ñu weccoonte xalaat ci kaw ak nite boole ko kum xel xam ne li ñuy coow ñoo ko bokk mooy suñu réew kenn mënu koo jël bàyyi sa morom maa ko mën a defar ak maa la ko dàq defar rek moo fi nekk mais ñoom ñëpp Sénégal moo leen tax di wax kon ñi nga xam ne ñoo ci am kenn ku ne faral kala neex loo ci participer rek na bokk akuk nite ndax itam foo dem maa la gën a dof am na fa maa la gën a réew am na fa maa la gën a bon am na fa maa la gën a soxor am na fa kon nit ku nekk yàlla moo ñaale ne la ak loolu waaye rek ñu jekkalante ko xam ne li ñuy coow ñoo ko bokk bu baaxee ñun la baaxal bu baaxul aussi ñun la baaxul kon ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla mu baax kenn ku ci nekk nga faral yaakaar nga ne moo ko mën a defar waaye ñun ki ñu faral duutu yaakaar xam nañ ne moo ko mën a defar ndax ñam nañ ko juróom-ñaari at kon xam nañ li mu mënee yéen ñi ci des itam te nekkoon fi ki ngeen fi nekkaloon xamoon ngeen lu mënoon defoon na li mu war a def dem na am réew kenn du fa dëkk te itam kenn du ko doonal sa doom ñi ko bëgg itam te jotaguñ ci ñi far ak ñoom nañu ànd ak seen sago rek te xam ne ku ci sa tuur ñëw di nga teggi président yàlla moo koy sàkk Sénégal juróom benn fukki at ak lu topp mi ngi door a am ñeenti président dina am juróom benn kenn xamul kañ lay doon waaye ñun li ñu xam rek mooy kii ñu am nii moom ñaan nañ yàlla mu nekk fi ba 2024 loolu lañ ñaan yàlla te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax waaye balaa loolu rek Baboy damay ñëw rek di massawu mbokku sénégalais yépp di am tiis ak naqar di leen yëgal faatuk suñu mag suñu xarit suñu militant boo xam ne dafa amoon détermination ci lim doon def ñu koy wax Mady Diagne heure bu ñu defee émission fii man ak yow dina ma woo ci guddi gi wala bu ci suba saa dina ma woo ne maa ngi déglu émission bi daf may wax ne ma élection yi Macky Sall boo ko gun yëpp bu ci nekk bu ñëwee lu ma mën dama koy defal sama njaboot ne leen dem leen booteeli Macky Sall bu ngeen ñëwee lu leen neex def man ci loolu la Macky Sall ji lañ xamante ba ndeysaan doomam sax ji nekk fac médecine dafa jaaroon loolu ba mu xamanteeg man ba xale bi su ma demee Sénégal daf may woo ba beneen doom bi nga xam ne mi ngi université Gaston Berger de Saint-Louis Cheikh Ahmed Tidiane moom itam ndeysaan fu mu toll di ma wax ay waxam ba ci géréw bii rek bi xale boobu seen loro mi ngi ma woo mu naan ko ana Cheikh Tidiane mu naan ma nee naa ko daal dem leen jàngi ndax géréw moom toujours dafay perte loo élève rek ay at ndeysaan loolu lañ mujjee wax man ak moom donc bi ma mujjee wàcc sama kër noonu y'a 3 semaines ci suba si rek woo na ma te bu la woom li muy wax rek pap damaa déglu rajo bi rek kontaan waaye jàmm rek moo fi xew feebaroon naa sax waaye nag génn naa ba commencé waat naa liggéey ndeysaan loolu lañ mujjee wax kon ñu ngi koy jaale Samba Sow mi mu dëkkaloon di ko jaale parti APR bépp di ko jaale ay mbokkam di ko jaale ay xaritam Baboy. asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu ñëpp di sant ñëpp di rafetlu aussi ñi nga xam ne ñu ngi toogoon di ñu xaar donc comme Pape ni nga ko waxee rek suñu camarade de parti bi nga xam ne dafa bëggoon rek président Macky Sall donc bëggoon ko rek ndax yàlla tax bëggoon ko tamit ndax réalisation ak fas-fas bi nga xam ne que président de la République am na ko ci réew mi te mu gis ne que vraiment président Macky Sall fu mu teg tànkam foofu la donc ni nga ko waxee chaque fois bu rajo bi jeexee danañu woo félicité ñu vraiment feddali kóllëre ak àndam ak Macky Sall donc vraiment nit ñu demee nii bu ñu fi jógee aussi pertement bu rëy la pour réew mi mais pertement aussi bu rëy la pour président de la République parce que ñi nga xam ne ñi vraiment ñooy les vrais patriotes
patriote mooy ki nga xam ne rek dafa bëgg réewam avancé bañ ko réew bu raw réewam donc ñii ñoo bëgg seen réew donc pertement bu rëy la ci ñun ñëpp vraiment Pape Babou. waaw pertement bu rëy la ndeysaan parce que xam naa ne ku ko noonu élection yi ñëw ni mu ko doon waxtaanee ak man fu mu toll. ku ko noonu élection yi ñëw du la fi fekk moom defe naa ne dina ko bett trop mais nag yàlla moom loolu lay def dee amul bis. mais pertement la ci parti bi pertement la ci président bi pertement la ci itam njabootam wax dëgg yàlla. ndax li mu nekk fii yëpp li muy góorgóorlu am na doom boo xam ne mu ngi fag médecine ndeysaan. bu mu juumul mi ngi 5e année wala yu mel noonu. am na beneen doom boo xam ne góorgóorlu na ba dem na IGB. te foofu xam nga ne ay élèves caaxaan moom duñ fa dem quoi. parce que aussi donc woon ci lu ko war. mais nag yàlla suñu borom moom xam nga nu ko neex lay def. oui donc ñu ngi koy jaale famille bi. ñu ngi koy jaale mbokk yi ñu ngi koy jaale vraiment communauté sénégalaise bi yëpp. vraiment ak doomam yi ngi fi tari yëpp yi ngi fi wax yëpp vraiment ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale. yàlla na yàlla sedd suuf si ci kawam. amiin yàlla na ko yàlla yërëm. amiin vraiment loolu rek mooy adduna. moo ci am solo ñu ngi koy jaale Samba Sow mu dëkkaloon ndeysaan tey ji ba ma demee di sawi ba moom laa fa fekk muy lu doy waar mais nag itam noonu la yàlla doxale ñaari doom bu ñu dëkkee ala kulli yàlla dañ tàqalikoo ci nii danañ tàqalikoo ci nii wala ci nee tàqalikoo bu ci nekk rek tàqalikoo dee moom neexul mais tàqalikoo jàmm la. parce que koo dëkk ak nit ba mu jóge fi nga ñëw taxaw ko ku ñëw xam ne yow mii la dëkkaloon aussi Samba Sow loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax te di ko ci ñaax te di ko massaw te xam ne ñàkk dëkkandoo boo xam ne dëkk ngeen ayaat yu bëree bëri du yomb mais nag itam muñ rek moo fi sës ñaanal ko yàlla mu xare ko àjjana. amiin. voilà kon dafa mel ne sunu gan dafa ñëw. voilà kon mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon léegi ñu daal di ñëw ak yéen ci suñu émission Papa Gallo Ndiaye mooy suñu invité moom mooy secrétaire chargé des sélections au niveau fédéral fii ci Amérique kon tey moom lañ bëgg a defal suñu émission Pape Gallo maa ngi lay nuyu. Pape Gallo maa ngi lay nuyu. Pape Babou maa ngi lay. na nga yendoo am kontaante lool jàmm rek di am kontaante lool di ñëw. ci rajo APR New York rajo APR États-Unis rajo bi jiitu ci rajo yi nga xam ne bi de pro APR lañ. di am kontaan te dina fekk foofu mu yàgg sunu coordinateur Babacar Ndanga di nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay fay bu baax a baax comme ni ma ko waxee léegi rek yow yaay secrétaire chargé des sélections ci APR ci Amérique yëpp. defe naa tey yow lañ bëgg a defal suñu émission li may commencé ak yow mooy parti APR fu mu toll d'abord. jërëjëf laaj bi ma laaj bu ma neex la waaye balaa ma tàmbali damay jaale d'abord sunu militant sunu mbokk boobu nga xam ne bii lay wàcc na liggéey muy Mody Diagne di ci profité waale itam di jaale makan bi nga xam ne gorom dafa wàcc liggéey ak képp koo xam ne bi lay wàcc nga liggéey muy fii ci Sénégal di ñaan yàlla sunu borom bi nga xam ne mooy aji yërmande mu jéggal leen seeni bàkkaar xare leen ak jana firdawsi ñun ñu fi def itam yàlla may ñu xolu muñ ak nu ñu ko jaamoo itam di nuyu itam waa section Manhattan dëgg la wax nga fonction yi la occupé au niveau fédéral mais au niveau de Manhattan maay secrétaire administratif mooy fi ñu bokk noonu ñun ñëpp di nag laaj di maanaam jéem a toon ci li nga xam ne moom moo ma laaj APR effectivement parti au pouvoir ñu ngi dundum bu baax lu tax ma ne parti bi mi ngi dund mooy parti politique bu am ay coow wala wax mooy parti boo xam ne bi ne dafa nekk en mutation donc lépp loo xam ne dafa ne daal rek kenn déggul dara kenn waxul dara je crois que loolu amul vitalité waaye APR lépp loo ci dégg bu fekkente ne coow la wala wax la c'est la vitalité du parti bi mooy dund parti bi mooy màgg kon fokk mu am coow yooyu muy fii muy Sénégal muy partout le PS a vécu ces moments le PDS l'a vécu aujourd'hui c'est l'APR le parti majoritaire au Sénégal donc yooyu fokk muy am parce que dafay am ay question de positionnement ay problème d'ambition kon yooyu fu mu am nag ñu dajaloo bokkuñu suñu jóge bokkuñu yar bokkuñu background bokkuñu dara il faut que mu am ay coow mais coow yooyu en réalité du dara
parce que gis-gis la ñu bokkul mais li nga xam ne bii ne nag moo intéressant ci APR. mooy lu nit wax lu nit coow nee nañ maanaam ñëpp ils sont derrière le président de la République. ñëpp kenn ñee nañ dañu bëgg président am deuxième mandat ñëpp nee nañu ñi ngi ci ginnaaw Macky Sall ñi ngi laxasaayu ci ginnaawam. kon loolu rek mooy li nga xam ne moo gën a am solo te yëpp ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax donc en tout cas li ma la mën a wax pour l'instant mooy APR États-Unis mi ngi dund bu baax a baax c'est un parti qui vit voilà vitalité bi nag mooy indi lépp loo ci mun ci loo mën a dégg ci parti bi comme tout parti qui est au pouvoir et un parti vraiment un parti actif quoi. loolu laa bëgg a tàmbalee ko. di la déglu bu dee da nga am beneen laaj. waaw comme noonu nga ko waxee defe naa bërki démb sax man maa ngi gis benn audio ci président bi moom ci boppam. muy ñaaxaat parti bi wax na ci daanaka li nga wax ni ci loolu la jaarat ba àgg ci ne yéen ñi bokk parti bi. da ngeen a war a am jàmm ndax kenn ku ci nekk li ngay def ak ki nga bokkal parti sax doo ko def ak sa njaboot finalement temps bi ngay passé ak ki nga bokkal parti. lu ëpp ci ñun ñëpp duñu ko passé ak suñu njaboot. kon defe naa ne ñi nga bokkal parti finalement dañ mujj sax ñoom ñoo remplacer ay mbokk ci yow. beneen bi ci des Pape. dañu àndoon 2008 ba léegi. ca taw ba ca sedd ba ca réunion yu metti ya jàppal bàyyil ja ba yàlla dogal président Macky Sall farul 2012. doxal na ba 2018 fii may wax ak yow nii. léegi ñun ñëpp suñu soxla mooy Macky Sall falowaat ci boppu Sénégal jëm 2024. lan la Macky Sall def ci yow loo xam ne tax na mu war a taxaw laajaat réew mi fii ba 2024. merci Pape ci précision ñaari question yi bi may njëkkee bi mooy bi nga ne mooy ci vocal bi nit ñi di circuler président doon wax ak ay militants yu jógewoon France. loolu nag dafa mel ni tombé dafa fekkoon mu nekk li nga xam ne bi ne APR États-Unis ci la ñu nekkoon parce que bu fekkente ne fàttewu ñu yàggul dara le 4 ñun ñëpp waa parti bi ñu ngi kilifa parti bi ak militants yi ñu ngi tase woon Ohio doon waxtaan naka la ñuy def pour gën a dundalaat suñu parti naka la ñuy def pour redynamiser suñu parti bis boobu la nit ñi renouveler seen confiance dañ ko am commission électorale bi nga xam ni APR moom la ñu mettre sur pied redynamiser COJER mooy xale yi dénk ko Mouhamed Diop jël aussi cadre yi confié ko suñu xarit Moussa Sy bi nekk Atlanta jigéen ñi defaraat seen bureau bu gën a dynamique pour ñu gën a àndaat derrière la coordonnatrice Adama Diallo kon yooyu yëpp buñ ko defee mooy wane ni parti bi di nga dund nit ñi waxtaan nag ci question yu bëri différence yi ñu jëm ci waxtaan àndaat vraiment am benn stratégie boo xam ne moom la ñu taxawal ni pour dem vers les élections ku nekk jox sa morom loxo ñi liggéey boobu tàmbali nañ ko ci def nañ ko ci lu am solo ba tey itam ñu ngi ci tout le temps ñu ngi waxtaan ñu ngi ànd te vraiment nit ñëpp a ngi ñëw di la gagner en tout cas les rangs et le travail va continuer parce que ñëpp benn objectif kese lañ am mooy réélire le président Macky Sall en 2019 le 24 février et au premier tour puisque loolu mooy li nga xam ne ñun ñëpp ànd nañ si ñun ñëpp d'accord nañ si ñëpp ngi liggéey pour loolu je crois que li ci des moom incha allah rabbi dafay yomb loolu donc mooy première partie bi nga xam ne bi moom laa bëgg par rapport ak audio bi léegi nag lan moo war a tax ñu falaat président en 2019 comme ni nga ko waxee foog naa rajo bi yow rajo da laa da boobu yow particulièrement parce que bu ñu xooloon 2009 10 ndeysaan si rajo yi lañ doon dem fii ñu am fi 5 minutes fa ñu am fi 10 minutes tantôt yaa ngi ci àll suba yaa ngi ci Dame Babou ba ci rajo PD sans Omar Diaw Seck ba ci Omar Diaw Seck waaw Omar Diaw Seck voilà tu vois donc rajo yëpp yaa ngi ci woon loo am lu mu gàtt doon nga ci wax loo xam ne ñëpp ñu la xam daanaka ci ñu bëri ci rajo yi lañ la xamee mais bu dee maanaam say dem génn bëriwul trop parce que yow daanaka ku la xam
liggéey la lay xamee boo wàccee dugg nga sa kër mais rajo yi ku daanaka New York États-Unis ku ne xam na Pape Babou ku ko xam ci APR la ko xamee ci rajo yi donc la ko xamee loolu sa engagement boobu c'est un engagement ferme déterminé boo xam ni ñëpp mën nañ ko seede ku bëgg ak ku bañ loolu moom mën nañ sa bëgg Macky Sall du lenn loo xam ne nit mën na ci dute muy sa engagement ba tey jii nga yor sa rajo boobu yow ak Baboy Kane di ko animé di def liggéey boobu en tant que aussi adjoint chargé de la communication fédérale. Parce que aussi communication fédérale, tu es le numéro 2, il y a Makan qui est le principal, et toi tu es son adjoint. Il se laisse à une commission là, il y a une commission fédérale, communication, je crois par le Omar Diaw-Sek là, écrit Amadou Sek, mais il y a adjoint numéro 1, Makan numéro 2, c'est toi au niveau fédéral. Kon léegi nag donc toujours ñu nekkoon ci logique 2011 comme dañu doon woote dañu doon wax ni bëgg nañ Macky Sall ñu fal ko président de la République parce que Macky Sall yor na solution boo xam ne bi de mën na faj jàngoro Sénégal kon ci tënk bu ñu jàppee 2011 lan moo nekkoon jàngoro Sénégal en 2011 jàngoro Sénégal mi ngi nekkoon problème courant électricité moo fa amoon 24 heures yi daawoo am courant lu mat plus de 8 heures de temps voire 12 heures donc conséquence loolu mooy tailleur bi bu tabaski jotoon du mën a ñaw conséquence loolu mooy menuisier métallique bi du mën a liggéey conséquence loolu mooy menuisier bois bi itam du mën a dagg ci ay machine am conséquence loolu mooy même soxna si nga xam ne dafay nekk ci kër ga di jaay crème glace wala di du ko mën conséquence loolu mooy ñi nga xam ne dañuy jaay jën bu seen jën defee du ñu am glace bi nga xam ne moom lañ koy defee moom lañ koy maanaam conserver conséquence yooyu yëpp boo ko jëlee dafay répercuté wu ci li nga xam ne bi mooy économie bu Sénégal ndax électricité mooy base lépp ci la dama wax rek li nga xam ne bi moom ku nekk ne di nga gis loolu sans parler nag ordinateur yi dul def nga dem entreprise ak dem ci administration bi foo dem ñëwee la ordinateur bi tàkkul amuñu courant boo demee dans le privé c'est pareil donc boo demee ci industrie yi nga xam ne bi dañu am dañuy defar kon bu ñu amul courant duñu defar dara loolu moo impacté woon ci économie wu Sénégal ba nga xam ni en 2011 le taux de croissance du Sénégal était aux environs de 2,1%. kon loolu conséquence su problème électricité la woon ak lan moo nekkoon problème Sénégal inondation bu nawet mësaan a jot kenn daawul nelaw bu ñu fàttalikoo ba ñu jëlee nguur gi en 2012 inondation yi indi woon dafa problème Sénégal c'était juste 5 mois après l'élection du président Macky Sall ba ñu ne woon ñi ngi defoon fundraising pour régler problème inondation yooyu lan moo nekkoon problème Sénégal en 2011 c'était la cherté du coût de la vie dund bi ni mu chéré woon parce que bu ñu xoolee entre 2000 ba 2012 prix wu dund bi passé na du simple au double voire même multiplié par 5 ou plus. lan moo nekkoon problème au Sénégal en 2012 c'était des problèmes de logement logement yi seeroon nañ ba jéggi dayoo locataires yi sonnoon nañu lool. lan moo nekkoon problème au Sénégal en 2012 particulièrement ñun émigré yi moo nekkoon problème oto ndax oto yi dañu ne woon oto bu ëppal 5 ans mënul dugg Sénégal te ñun ñëpp xam nañ ni oto bu mat 5 ans États-Unis pratiquement oto bu bees la kon yooyu mooy yi nga xam ne bile mooy nekkoon problème mooy lan laa ciy dolli Global Voice en 2012 bu ñu fàttalikoo Global Voice mooy moom li ñuy wax appel entrant taxe sur les appels entrants coow li mu fi indi woon yëpp bi carte bi boo jëndee carte $10 bu doon da nga ci doon am 48 minutes avant avec Global Voice léegi 20 minutes nga doon am 25 minutes nga am jamono boobu WhatsApp amuloon comme ni mu mel nii kon yooyu yëpp moo nekkoon li nga xam ne bi les Sénégalais yi dañ ko doon jànkonteel donc il fallait apporter des solutions léegi ma ñëw ci Sénégalais de l'extérieur président Macky Sall lan la def président Macky Sall acte yi mu njëkk a posé mooy dindi les taxes sur les appels entrants nga gis immédiatement nombre de minutes yi changé lan la président def Macky Sall def ci diaspora mooy yokk atu véhicule yi 5 ans la ñu yemoon tey mu ne moo bi ba 8 ans mën nga indi oto te itam ñun bàyyiwuñu ñun ñu ngi wax pour mu ko yóbbu ba 10 ans donc loolu dafa nekk ay faits réels
lan moo le président def ba mu jëlee réew mi lu am solo loo xam ne ñu bëri duñ ko wax c'est la loi sur la nationalité sénégalaise. La femme sénégalaise d'abord maanaam jigéenu sénégalaise balaa Macky Sall di yor réew mi amuloon droit may nationalité jëkkëram amuloon droit may nationalité doomam. Sénégalais bu góor bi kese moo mën a takk jabar bu dul sénégalaise moom éco nationalité moom moo doon am doom bi nekk sénégalais automatiquement mais jigéenu sénégalaise ak koo mën ci doon foo mënoon nekk quel que soit rang bi nga am ci administration wala ci société bi mënoo transmettre sa nationalité sa doom wala si jëkkër loolu Macky Sall moo adopté moo signé loi bi nga xam ne bi la tey jii jigéenu sénégalaise foo mën ci nekk mën nga may sa nationalité si jëkkër ak lan mooy li nga xam ne bi lay FAISE mooy fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur avant Macky Sall di jël nguur gi FAISE dëgg la du création mais FAISE seen fonds mi ngi nekkoon à 500 millions. Macky Sall lan la daf ko yokk à 2 milliards. Aujourd'hui mi ngi montant boobu mi ngi gën a yokk. lan la ci beneen touche personnelle bi nga xam ne nag la Macky Sall def mooy bu ñu fàttalikoo 2012 dafa tombé ak crise économique bi nga xamoon moo amoon ci monde bi. mu affecté Europe affecté États-Unis affecté feneen. président ne pour dimbale nit ñi nan la ñuy def mu ñu ne nañu indi fonds d'investissement donc pour les femmes de la diaspora. tey jii États-Unis pratiquement muy ñi ànd ak ñun muy opposition bi muy ñi bokkul fenn daanaka jigéen ñëpp am nañ ci prêt yooyu ñu ngi fay normalement et ñi fayul it maa ngi leen di lancer appel ñu fay parce que revolving fund la ndax nii la ñu war a fay pour ñu jël xaalis boobu di ko lebal ñeneen pour xaalis bi nekk dafay nekk lu fi sax bis bu fi Macky Sall nekk pour ëllëg itam ndax yàgg dina pare mandaam dina jeexal ku fi mënti ñëw fond boobu nekk fond boo xam ne bi dafay continuer pour ku mën a ñëw di continuer loolu. lan mooy ak lan maanaam coût de la vie ak ci mesure yi président njëkk a jël mooy dafa wàññi dund bi. ba mu ñëwee dund bi la njëkk a wàññi te am nag lu ci am solo lu mu ci def mooy bloqué ko. daf ko wàññi bloqué ko bu ñu xoolee daanaka njëkk yi ñëw amu homologué woon 2012 ba tey mooy ñi nga xam ne bile moo nekk donc wàññi na njëkk bi bloqué na ko lan la président def jël na ay mesures yoo xam ne dafa wàññi location bi en fonction li nit ki doon fay am allant de 29% à 14%. yooyu dafa di loo xam ne bile c'est réel c'est dañ koy làmb daj ko lan la président def dafa créer ay fonds ñuy wax fonds de garantie wala fonds souverain fonds 6 yooyu pour lan pour jàppale Sénégalais bi nga xam ne bi ne dafa bëgg investir donc dans l'entrepreneuriat muy les petites et moyennes entreprises lan la président def lu am solo mooy tey jii am na fonds social bu am ci consulat bi boo xam ne bi ne consul souvent da ci wax muy dimbale doomu aadama yi ñu nekk en des Sénégalais yu nekk en détresse et souvent ñaan ñu ko yàlla na yéex du benn yoon du ñaari yoon ay Sénégalais wàcc fi liggéey président de la République jàppale leen à travers le consulat ba ñuy rapatrier seeni corps lu bare bare donc maa jaal wàññeeku na ci lu bari ku liggéey loolu président de la République maa ngi ciy profité aussi pour nuyu waale suma xarit le consul général di rafetlu liggéey bi nga xam ne ni ngi koy def itam di ko encourager di ko renouveler suma kóllëre ci diggante moom ak suma engagement derrière lui xëy na mën naa arrêté parce que am na yu bare yu def si ñu war a wax xëy na pour delloo leen kàddu gi ma dellu si waat Pape wala da ngeen bëgg rek ma yàggali non mën nga àggale parce que li nga fi wax ni yëpp duggal a góoma ci ndox mi ak courant bi ak waa àll bi kon nag ma eggali kon waa demal man balaa maa dugg ndox ak courant dama lay wax modernisation des familles religieuses mu nekk lu am solo avant ñuy wax modernisation des familles religieuses c'est le président dafa innové lu doy waar port boo fa mësaan dem loo doon dégg ay mool 1 2 3 4 5 mool loo fa am léegi boo duggee ci mool yi léegi kilifa diine yi lañ ko tuddee bii Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul sunu wasila bii Seydina El Hadji Malick suñu wasila bu baax yi boobu itam maam di maamu lay ak ñeneen boobu mooy bu njëkk bi ci des mu dugg ci famille religieuse yi fu mu dem par rapport ak say réalité mu jàppale la boo demee Tivaouane macha allah
boo demee Touba liggéey bu am solo lañ def ci wàllu assainissement surtout. soo demee ci Baye ñu Medina Baye maison des hôtes boo demee Yoff gis nga liggéey biñ fa def. foo mën ci dem ci Sénégal dans les familles religieuses am na liggéey bu am solo boo xam ni ñu ngi koy def te loolu dafa am solo ndax nag ñun nag Sénégal koo ci gis ak ku mu munti doon am na fa fu mu bokk. te nag yëg ñooñu nag ñun amuñu lu dul suñu sëriñ yi amuñu lu dul suñu kilifa diine yi ku leen yëg nga ñu. ku leen defal nga ñu ndax boo leen defaruloon ñun ñu defaral leen. kon bu ñu amee gouvernement bu ñu jàppale donc te ñun lañ ko defal daanaka ndax itam lu gouvernement deful rek taalibe yi pare nañ pour def ko. kon loolu ñu koy rafet bu baax a baax di sant itam président et son gouvernement. ak lan problème courant bi ngay wax ni du ma ci sori parce que loolu moom ñëpp xam nañ ko. ku ci demoon Sénégal 2011 dellu fa 2017 wala 2018 bi ñu nekk nii di nga xam ne problème courant amatu fa. bu loo ku bëgg ak ku bañ. ku nekkoon foofu di toog nombre d'heures yi ma waxoon sànq 12 heures ou plus doo am courant. tey jii Sénégal nit du fa coupure courant bu dul problème technique réel coupure yi doon am moom daanaka du passé 10 minutes. buy fay ak buy tàkk daanaka benn lay doon. problème inondation kenn doxatu ko Sénégal. donc jamono bi bu mosaan a jot kenn dootul nalaw. ñu dëkk Grand Yoff ñu dëkk Yeumbeul man banlieue laa dëkk maa ngi dëkk Guédiawaye. ñu dëkk Médina Gounass. foo demoon problème inondation donc lu yooyu gouvernement bi daf ko jël à bras le corps jonkonteeg ñoom jël ay mesures durables jël ay solutions durables. loolu tey jii moo tax xëy na bu demul complètement en tout cas wàññeeku na lu bare. ak lan laa mën a waxaat mooy président dafa indi lu ñuy wax justice sociale. justice sociale mooy lan mooy tey jii doomu baadoo la bi mi ngi yëg boppam ci mbokk maanaam li mu bokk ci réew mi. ni yëg sa bopp ci bokk ci réew mi mooy lan mooy redistribution de la richesse nationale redistribution de la richesse nationale buñ koy wax du xaalis booy jël di ku nekk lii mooy sawal déedéet mais dafay nekk ci ay programmes sociaux. ci loolu le président yaatalee logements sociaux yi. tey jii fonctionnaire bi sénégalais lambda bi ku nekk war nga mën a am kër moo gisee programme Diamniadio bu ma ci taxawee rek di fa réalisation yi ñooy waxal seen bopp soxlawul may développé. tey jii ku demul Sénégal sax boo googlee rek Diamniadio maanaam di nga fa gis yu jéggi dayo y a beaucoup de choses parce que bi mujj mooy arena bi je ne parlerai pas centre conférence Abdou Diouf bi nga xam ne moo gën a rëy en Afrique de l'Ouest hôtel yi nga xam ne ñu ngi ko fay defal Dakar arena bi nga xam ne amatuñu kenn ku ñuy envier pour en tout cas terrain basket si vous voulez stadium boo xam ne bi lay ou si c'est pas le plus grand en tout cas mooy gën a rafet en Afrique de l'Ouest yooyu mooy yi nga xam ne bi lay gouvernement daf ko def te kenn mënu kaa weddi logements sociaux yi wax naa ko y a le programme d'urgence le PUDC bi nga xam ne bi ne léegi Sénégal foo dëkk foo munti nekk ci àll bi léegi jomboo am courant jomboo am ay piste de production jomboo am forage jombuloo am sëli donc yooyu yëpp dafay wane ni ñooñu nga xam ne dañ leen fàtte woon xam nañ ni tey ci réew mi lañ bokk ndax ku war a am courant ñu andil la courant ngay branché sa téléphone def li nga war a def yëpp li ko ñëpp soxla ku war a am ndox ñu indil la ndox ku war a am piste parce que itam bu dee produire nga ba pare amoo foo ko dugal wala amoo foo ko jàngale coono la donc su dee am nañ ay piste de production yooyu yëpp dafa di loo xam ne c'est des faits concrets jigéenu kaw gi président dafa am programme yu concret yoo xam ne daf leen ko def PUDC boobu su ma duggee ci agriculture bi damay yemakum rek ci modernisation de l'agriculture ak le matériel agricole bi nga xam ne bi ne daf leen ko jox à 50% subventionné à 50% loolu day permettre baykat bi di mën a yokk production moo taxit résultat bi feeñ na ci production bi c'est loo jël benn produit boo jël ci wàll mbay Sénégal en tout cas 2012 prix bi à la limite production bi double na des fois même 10 fois
tey jii bu Sénégal am na jamono yoo xam ne ku la newoon di ngay Sénégalais di ngay lekk tey ceebu mbay doo ko gëm. tey jii 70% de la population sénégalaise ceebu mbay bi dañu nekkatul benn complexe. donc li président wax ni mën nañu am autosuffisance war nañ ko mën a gëm. parce que nag ñu ngi ci yoon bi vallée bi boo fa demee nit ñaa ngi ci investir ceeb bi léegi façon variété bu ne ñu ngi fa te lépp ñu ngi koy defee Sénégal te itam nag di mbay di dundee li ngay bay loolu bokk na ci souveraineté. te loolu président Macky Sall def na ci ay jéego yu am solo bu ma waxee programme PUMA ak frontalière yi nga xam ni nit ñi nekk ci. allo waaw. Pape man la Baboy balaa ngay dem dafa am ku nekk suñu benn auditeur bu la bëgg poser benn question la donc ki ci ligne bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam kooku avocat Macky la. Baboy maa ngi lay nuyu di la siyaare. ñu ngi lay ziare avocat Macky. Pape Gala Ndiaye. kontaan ci yéen. merci. gannaaw loolu sax maa ngi jàlle aussi suñu mbokk moomu. génn àdduna yàlla na ko yàlla xaral jànn fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee ci barke Alxuraan Karim jooju. waaye Pape Gallo président bi ñëwee ñaata ambulance la fekkoon ñaata ambulance la indi ñaata car transport bi ñaata car tey mooy daw moom lañ fi indi ci transport bi luñ ci def yooyu yëpp dañ ko indi teg ko ci taabal ñi nga xam ne ñuy wax président bi defu bi dara ñoom loolu nañu wax dëgg la wala du dëgg liñ fi wax yëpp ak seen wax ju bëri ji naan président defu bi dara yëpp nañ weddi lañ wax fii parce que itam wax dëgg yàlla lii ngay def nii comme ça lu am solo la. man toujours damay déglu léeg-léeg ay émissions yoo xam ni li fi président di liggéey ci réew ma ñoom ñoo koy waxal seen bopp ci rajo yi yooyu sax bëggoon naa ñu koy indi di ko teg ci rajo parce que ñoom nett la ci làmmiñu borom. waaye ñi yàqkat yi ñoom ak borom wax yi ñaaw ñoom boo leen déglee rek da nga yaakaar ne président de pour liñ bëgg nag yàlla mi ko mën sax def ko yàlla moom mën lépp te am lépp te deful lépp li ko neexal lay def. li ma bëgg a wax daal mooy daal wax dëgg yàlla président mi ngi góorgóorlu yàlla na ko yàlla may deuxième mandat ci barke Alxuraan Karim te bu dooloo ñàgg ko bu saal dañ ko réccu. amiin waaw merci. jërëjëf avocat Macky kooku mooy avocat Macky Pape Gallo. mais aussi Pape ne quitte pas toujours am na keneen aussi ku nekk ci ligne bi allo Pape allo. waaw allo. oui Pape ne quitte pas am na keneen ku nekk ci ligne bi quoi waaw dafa dem. kooku est-ce que demul. allo. dafa dem yow. allo waaw. Pape continuer ba après le temps que ma jël ko rek continuer nga répondre ci question yooyu. waaw Pape allez ça. ok. waaw Pape. waaw Pape attends defe naa ñëwaat na xaaral allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah kii di borom rajo bi la quoi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Amadou Amar ñu ngi lay ziare. waaw. yàlla na nga ziare te boole ñu yool bi. waaw ñu ngi lay ziare bu baax a baax di la dalal fii ci rajo bi. di nuyu aussi Pape Babou moomu ca Sawet di animé. merci yow aussi. di nuyu aussi Pape Gala Ndiaye. merci. allez-y. allo. allez-y. ok dama defe ne dafa dëgg. dama amoon ñaari laaj yu ma bëgg a laaj Serigne Papa Gala Ndiaye. Première question bi moo di xam nga am réew paysage politique ñaar a ko yor muy pouvoir bi ak opposition bi. léegi Pape Gallo su fekkente ne da ngay juger opposition bi. vraiment très rapidement foo leen di mën a situer naka nga gisee ñoom seen mooy première question bi. ñu ngi leen may dégg de ah. waaw ñu lay dégg waaw. deuxième question bi moo di Touba président yu bare jaar nañ fa te fay ñu am ndox. régime président Macky Sall ñëw ni dañoo bëgg a fay ndox yow Pape Gallo Ndiaye soo toogoon ak le président Sall da nga ko ci encouragé am da nga koy tere. bu loolu mooy sama ñaari question yi soo mayee nag 1 minute pour ma mën a duggaat ci ligne bi pour mën a déglu réponse yi s'il vous plaît. moo may 1 minute ma duggaat maa ngi tourné nii dégg nga. ok Amar merci beaucoup dégg nañ question yi Pape dégg na question yi. Pape waaw xaaral Pape Gallo. oui Pape waaw. waaw man bu ma sañoon question yu Amar yi. danga may ma tontu ko man maa animateur rajo bi yow loolu indiwu la fi tey. waaw. bàyyi nga tontu. après man mën naa wax suma xalaat. voilà léegi mën ngaa wax sa xalaat Amar. man en tant que Mouride man Pape Bab mi su ma nekkoon xalifa général des Mourides bu subaa Mouride yëpp fay ndox. suba Mouride yëpp fay ndox su ma nekkoon président du Sénégal suba Mouride yëpp fay ndox.
mënoo dëkk ci ab dëkk ne da ngaa yaakaar Serigne Touba bàyyi la nga jàppoon lépp yenu say bagage ak sa njaboot dem dëkk ci dëkk xalifa général des mourides ne fa yor yeneen charsam nga jël ndox mépp sëf ko ci kawam. ndox ma kenn mayu ko gouvernement bi xalifa général des mourides moo koy fay. bu ma fa dëkkoon ku di murit da ngay fay ndox mënoo dëkk ci dëkk tabax fa pale yor oto 100 millions gaare ko fa yor sa njaboot yor say millions di ko dunde te ne doo participer ci dëkk ba ñàkk a fayam ndox ci dëkk ñàkk a participer ci dëkk la. murit yi bu ñu doon fay ndox tey bu ñu kaasee ne Lac de Guiers na ñëw Touba day ñëw Touba parce que atum murit mu fay ndox mën naa jëlee Lac de Guiers ca lag ba indi ko Touba. te ñun ñëpp d'accord nañ ne ndox ma xaw ma baatin bu ca na de waxuma waxu baatin mais ci saayir ñun ñëpp d'accord nañ ne ndox mooma doomu aadama waru koo naan ñëpp chinois ya fa ñëwoon ba ñëwee dañ ne ak jur sax mënu koo naan kon murit yi man bu doon Pape Babou mii dañuy fay ndox pour ñu mën a am ndox moo xam ne dafay neex ci gémmiñ baax ci wér gi yaram boobu mooy sama tontu ci affaire murit affaire opposition bi ñooy juger seen bopp Pape Gallo dafa am ab candidat am mi ngi wax ak sénégalais pour ñu wotelaat ko opposition bi ñi ngi wax ak Sénégal pour ñu wotee leen nañu def seen combat ñu def suñu combat ñu daje ca final ba man mooy sama tontu ci loolu. Pape Alessi léegi Pape balaa ngay jël rek ma jox la beneen intervenant rek après nga boole question yëpp quoi nga tontu ku ci ligne bi. asalaamaaleykum. waaw kooku Sène la Sène asalaamaaleykum. waaw Babou na nga def. ñu ngi lay ziare Pape Babou ngi fii yaa aussi. Pape Gallo maa ngi lay ziare di nuyu Pape Babou. bisimilah bisimilah Sène. di nuyu sama xarit boobu Pape Gallo Ndiaye sama giir sama xarit. maa ngi leen di sant nag di leen ñaanal daal vraiment yoon wi ngeen war moom bu ngeen ko wàccu rek. li ñu bëgg yëpp dinañ ko am incha allah rabbi. jërëjëf. parce que léegi li ñu ñaan daal mooy yàlla ñëpp bëggante ñëpp joxante loxo ñëpp nekk benn. jërëjëf parce que union fait la force. bu ñu dajaloo ñun ñëpp bëgg li ñuy bëgg. parce que li ñuy daw ak li ñuy def le président Macky Sall rek la ñuy bëgg mu dem ca kanam mu taxaw parce que xam nañu njëriñ yi ñu nar a amel ku dem nag jàppale nit mu xool ne la lii laa lay indil ëllëg nga teg ci sa bët war nga cee taw daal nga def ci sa kéemtalaay kàttan. jërëjëf man daal maa ngi seen ginnaaw rek incha allah rabi daal. jërëjëf merci Sène. jërëjëf Gallo léegi sa commentaire. waaw Pape crois que tontu nga laaj bi du ma ci sori tellement. li nga xam ne dina daal man moom laa gëm mooy dinaa dëkkuma Touba maa ngi naa xëy dem waaye musuma dem Touba ba kenn génneel ma ndox ci ndaal jox ma. daanaka Touba ñëpp Evian la ñuy jënd di naan. dëkkuma fa nag ñu fa dëkk ñoo ma gën a mën a wax loolu. heure boo ñëwee Evian wala Kirène en tout cas eau minérale lañ lay jox ngay naan. te eau minérale dafa am foo. eau minérale dañ koy jënd. te gàtt bu fekkente ne bis mu ne nga jënd benn bouteille eau minérale 400. boo ko calculé weer bi foog na c'est minimum 15 000 te mooy li ngay naan kese. kon kooku su dee mun nga ko andil ndox boo xam ne c'est de l'eau potable. ndox boo xam ne bi ne leer na baax na mën na ci togg di ci naan di ci faj soxlaam yëpp. yaakaaruma ni ñoo ko dina bañ a fay. kon du ma dugg ci détails yi. que mu mën waa Touba dañu naan dañuy bañ mbir mi bu ñu politiser xam nga politisation wu lépp dafa baaxul bu fekkente ne ñoom comme ni ko en tout cas ministre bi wax projet bi mooy indil leen ndox moo xam ne bii dinañ ko mën a naan ñoom jënd ndox wàcc leen facture ya du bari ba mat 7 000 wala 10 000 yaakaaruma ni waa Touba dinañ ko bañ kon question bi dafa nekk question boo xam ne c'est un peu sensible du ma ci mën a développer lu bari waaye xam naa ni daal waa Touba yaakaaruma ni ku leen mën a indil garantie indil leen ndox bu baax bu leer bu ñu mën a naan di ko sangu di ci faj seen yëpp di fay facture comme ñëpp yaakaaruma ni dinañ ko bañ pour man problème communication la sensibilisation la loolu buñ ci eggee foog naa ñi nga xam ne ñoo ci war a wax war nañ ci mën a wax mais tu as bien répondu à la question bi ci des itam opposition man du ma juger kenn li nga xam ne dine laa gëm mooy li nga wax quoi ñun dañoo am mbër di dem ci làmb ga sunu mbër gëm nañ ni baax na sunu mbër def na ay preuve am sama mbër laay wax du ma soxlawuma xam beneen mbër ba li muy def li ma gëm mooy noonu du tuuti xeebuma kenn waaye gëm naa ni sama mbër moo fi mën gëm naa ni sama mbër xam na mën na xam na fi mu jëm mu ngi doxal li muy wax xam na ko fi mu jëm leer na def na ay preuve am te gëm naa ni buñ ko joxaatee réew mi dina gën a Sénégal ci mu toll nii dina fa gën a avancé man ci loolu lay focus
mais wax dëgg yàlla bëgguma focus ci ñi nga xam ne dina dañ sama énergie man honnêtement sama àdduna sax loolu laa koy tuddale dama koy focus ci li may jëmale kanam mais du ma ko focus ci li nga xam ne daf may déstabiliser. chargel voilà les opposants ñu ngi seen liggéey nañ ko def vraiment aw ma benn commentaire bu ma mën a apporter ci ñoom mais naa fexe man ba suma gañ waa. léegi Pape bàyyil ñëw dugal kii après ma bàyyi la nga daaneel noppalu sëñ bi bisimilah. Pape man la jàpp ci waaw jàpp bisimilah. amee man Touba laa dëkk. namoon nañ la ci rajo bi nag yow. non yow kii bi moo ma réer quoi. sa numéro nag ma waa. incha allah mais gis nga li ñuy wax ci affaire ndoxu Touba. man su ma sañoon dañuy fay ndox. ndax man Touba fa laa dëkk man ak sama njaboot. ñëpp amul ci kenn kuy naan ci ndoxum Touba. lu ñu jënd lu ñu naan lu nekk dañ koy jënd. parce que chaque jour dañuy am ku ñuy ravitailler benn barigo bi ñu ngi koy jëndee. 5 000 francs je crois. moom la ñu koy sarfere. bon ñu koy jaayee bidon yi ay 125. léeg-léeg day dem ba 200. mais ndox mi moom bu dee ndox la déggee bi moom mën nañu ko am di fay mooy moo gën. parce que ñun li ñuy fay moo ëpp li ñuy fay ci ndox mi. foofu kenn du fa dem bañ tàng ca ndox ma jox la nga naan moom. kenn du fa dem bañ tàng ca ndox ma nga naan. da nga am gan mu ñëw nga jox ko ci ndox mi. mukk ci àdduna mukk. waaw loolu laa doon participer. jërëjëf dinaa la woo nag. dinaa la woo incha allah dinaa la woo. ak Baboy boobu. léegi Pape Gallo. waaw. waa léegi kon xam naa gars yi dafa mel ne song nañ ligne bi yow léegi dama bëggoon rek tey dama dégg ñaari affaire yu ma neex ma bëggoon nga defal ma ci commentaire man dama wax ne nit ñi bu ñu dee manifester. surtout benn bi ci loolu la ñu waroon man bu ma déggee kuy manifester ci loolu dafay sedd sama xol dafa am benn dëkk bu ñuy wax tey Càqaar mi ngi ci département Bambey. maire ba dafa génn ànd ak nit ñi dafay manifester parce que commune am 8% lañ amagun ci électricité te gis na ay commune ay dëkk yoo xam ne dañu bokk ci département Bambey wala yeneen commune am nañ 95% ci seen électricité branché nañ leen ko. ma ne manifestation yu mel noonu man yooyu laa sawar ñu di ko def beneen bi ma dégg mu gën ma neex mooy tey dañ ne mango ji 18000 tonnes Sénégal exporté na ko ren. ñaar yooyu defal ma ci commentaire rek après nga tàggoo ñu bàyyi la nga noppalu ba beneen àjjuma. waaw Pape man je suis pas surpris ci exportation bi parce que waxuma ci agriculture bi pratiquement waxuma ci diplomatie waxuma ci sport. voilà waxuma ci économie waxuma ci transport. àjjuma yi du jeex. infrastructure. yooyu bu la neexee mun dañ bàyyi ba beneen yoon. incha allah éducation. yooyu yëpp di am naa ci lu bëri loo xam ne war nañ ci wax loo xam ne président def na ko. mais ci ñaari nga wax bi nga may dégg li ma dégg ci par exemple maire. maire bi li mu wax te moom mooy dèjà am na loo xam ne ñu ngi koy def nañu góorgóorlu dolli. voilà. Sénégal rëy na rëy boo xam ne bi ne. bu fekkee am na ñu am 95 am ñu am 8%. am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ak 25 ñëpp mënuñu tolloo. voilà li muy reflété bon pour dëgg bi mooy Sénégal donc ñu ngi liggéey fépp. ginnaaw moom 8% lañ toll. nañ ko joxaat deuxième mandat balaa deuxième mandat bi jeex dina ay 95 comme ña ko def foog na. jeex na Pape kon loolu laa bëggoon wax. mais section filière mangue bi da nga joxe rek benn exemple. temps yi noix d'acajou ndaamaraas bi léegi pooru Ziguinchor. waaw fa la bateau bi di accosté jël li muy jël yóbbu ko exporté à l'étranger. waaw. donc oignon bi mangue Sénégal c'est très prisé en Europe. Europe du fa taxaw. oignon et cetera Sénégal. 16000 tonnes yi Union européenne ñoo ko jënd. waaw jeex na nag boobu laa la bëgg a wax. que vraiment. côté boobu bu ñu fi commencé waatoon ni secteur bu ñu jël rek président def na ci yoo xam ni mucc na ay. non ajuma yi du jeex incha allah. waaw léegi Pape aussi comme ni ko Pa sa turandoo waxee nee na ajuma yi di jeex mais aussi am na suñu auditeurs yi nga xam ne aussi bëgg nañu wax ak yow. boo ñu kiiwee rek bon question yi mën nañ ko kii ba kii mais ñu seet ñoom it lan lañ am rek bu Pape même bu dee pour 2 minutes. salaamaaleykum sëñ bi. allo waaw maaleykum salaam Baboy. waaw joxaane bisimilah ça va. waaw maa ngi leen di ziar di kontaan trop seen émission. merci. di wax ne yaakaar naa ne Omar Diaw gémmiñam am na barke de. macha allah. ndax ba mu waxee ne na gaa yi génn ci tali bi ba léegi président da ko wax président ne acca na gaa yi génn ci tali bi. donc sorti yi gaa yi di def nii baax na quoi parce que tamit nit boo ànd ak moom. di ko supporter. dafa laaj nga dem ci nit ñi di leen expliquer li mu def. parce que loolu mooy convaincre nit ñi pour ñu mën a ñëw. parce que ñun ñëpp d'accord nañu ne président moom mu am deuxième mandat mooy li man loolu laa gëm moo gën ci réew mi. donc pour nit ñi gëm loolu il faut que nit ñi génn wax leen
président li muy liggéey. beneen bi Pape Gallo maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant parce que moom xam na ma man xam naa ko. te xam naa moom fan la toll ci comme ñëpp quoi. mais li ngeen wax ci ndox mi sànq ndox mi. man gëm naa ne bis boo xamante ni nii président dem na wax ak xalifa général des Mourides. explique ko li ndox bi mën a jariñ waa Touba. sëñ Mountakha lépp luy jariñ mbindeef yi rek. lépp luy jariñ mbindeef yi. te naqarwul yàlla rek moom dana ci ànd. man gëm naa loolu. donc waxtaan la rek waxtaan. jërëjëf bu demee bu président demee toogal sëñ Mountakha. wax ko programme bi mu bëgg ci Touba ci ndox. man gëm naa ne sëñ Mountakha bu dee lu jaadu la dina ci àndal. man gëm naa loolu. jërëjëf merci jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant. merci Joxaane donc Pape am na keneen aussi ku nekk. waa bisimilah. Pape Babou. waaw. allo. waaw maa ngi lay dégg. yaa ngi may dégg. bu baax. allo. maa ngi lay dégg. tey laa mas a woote ci rajo bi. waaw bisimilah. waaye nag li nga tontu waa Jàmmar. loolu mooy dëgg. man de Touba la dëkk. am naa fa kër wala sama lépp ne. waaye wóor na ma ne. téeméeru nit yoo gis Touba buñ leen ne woon nañ leen andi laaj de géej ngeen di fay ndox. juróom-ñett fukk ba day nangu. maa la wax loolu. loolu moom mën naa koo waat fii ma taxaw moom. maa la wax loolu nañ bàyyi politique. waaw. Touba am na loolu bañ ko bëggee yàgg na. loolu du ay wax. waaw. asalaamaaleykum. jërëjëf. xam nga sax li ci gën a doy waar mooy bu ma déggee ñu naan duñ fay ndox dañuy fay ndox gis nga forage fa nekk yëpp bu ciy lekk gasoil xalifa général des Mourides moo koy jënd bu ciy fay courant xalifa général des Mourides mooy fay facture ba. dañu naan dañoo wéeru ci gannaaw xalifa général des Mourides mais ña ngay fay ndox forage yaa ngay tàkk courant koy doxal wala gasoil xalifa bee koy jënd yor sa njaboot cib dëkk. li kii wax léegi man damay dem Touba fa la am sama mbokk yépp a nga fa. yépp sama baay nga fa sama lépp a nga fa. sama yaay fa lañ ko denc et cetera et cetera. mais doo fa dugg ci genn kër ba ñu yëkkati ca ndoxam Touba ma jox la nga naan. mais da koy jënd ndox moom lay jox ñu bayuñu ko ko. pourquoi mënuñu am ndox mu neex di fay. am jàmm. donc Pape Gallo. voilà Pape Gallo kon def nga sa émission bu dox tubaarkàlla léegi lan mooy sa dernier mot rek ba beneen àjjuma. waaw Pape xanaa tey di vraiment leen sant di leen gërëm yaag Baboy ci liggéey bu rafet bi ngeen def ni di delluwaat rek di wax ni Sénégalais yi bu ñu nangu kenn di leen gëlëmal nañu ubbi seen bët ñu xool ñu ku ci demul Sénégal it léegi internet bi moom day wane lépp président mi ngi liggéey mi ngi liggéey te Sénégal am na avancement domaine boo jël am na avancement. kon ginnaaw ñun ñëpp Sénégal moo ñu tax a jóg ñun Sénégal moo ñu intéressé. kon naa ngi ñaan Sénégalais yi nañu ubbi seen bët xam ni kii mérité na un second mandat. ñu jàppale ko mu am un deuxième mandat dafa Sénégalais. tout n'est pas parfait parce que aucune œuvre humaine n'est parfaite. amul kenn koo xam ne lépp loo def dafay parfait lépp dina am imperfection waaye nag chaque fois nañuy améliorer. di avancé waaye tey jii bu ma taxoon lépp li mu def tuute nickel loolu waxalu ma yàlla mais def na lu bëri lu baax a baax loo xam ne bi de am na loo xam ne mën nañ ko améliorer mais buñ ko mayee second mandat gëm naa dina def Sénégal loo xam ne bi de musu fa am dans l'histoire du Sénégal te dina teg Sénégal ci yoon boo xam ne bi de ku ñëw topp ci bientôt ni ñuy waxee Rwanda première puissance en Afrique dinañ ko wax incha allah Sénégal très bientôt ñu ngi ci yoon bi président teg nañ ci yoon bi nañ ko jàppal ñun ñi nga xam ne nag nañu ànd ak moom dañu joxante loxo wóolonte bëggante ñu ànd pour benn objectif moo am actuellement muy réélire le président en 2019 kon appel boobu laay lancé di woo suñu xarit suñu mbokk yëpp ñi nga xam ne bi léegi ñi ngi ci parti bi ak ñu ñëwul ñi ngi leen di woo di leen yaatal ñu nekk Manhattan ñi ngi woo ñëpp Brooklyn Bronx New York yëpp maa ngi ñaan ñëpp nañu àndaat laxasuwaay mel ni comme ni ñu meloon en 2011 comme un seul homme l'union fait la force suñu àndee dem vers la bonne direction lépp lu ñu bëgg incha allah mun dañ ko am maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm bu baax a baax si invitation bi Pape ak Baboy merci beaucoup. jërëjëf Pape kooku mooy Papa Gallo Ndiaye kenn du leen ko présenté xam naa kon dañuy daal di gaaw rek Baboy li des ci kii bi ñu jox ko gars yi. ci téléphone bi non war naa publicité Pape donc def naa Saliou Samb moom mënu ma ko bañ a jël. Saliou Samb. waaw Saliou asalaamaaleykum.
Saliou salaamaaleykum. sëñ Pape. waaw bisimilah waay. waaye ñu ngi leen di siyaar. jaajëf. Pape Gallo ñu ngi rafetlu waxtaan yi macha allah. ñu ngi siyaar Baboy bu baax. jërëjëf. waaye ñu ngi lay delloo njukkal bu baax Pape. nit ñi rek dañuy war di xool di seetantal mais Touba mës ta bañ a fayum ndox. loolu nga wax mooy li wér. te yàgg nañ koo bëgg a leeral. ku fi toogal sëñ Touba yaa koy fay. macha allah Pape loolu waxaaleel nga ko ñëpp mës ta bañ a fay ndox. dañuy kay toogal sëñ Touba mooy fay toujours. loolu lan ne woon dees na ko ci dolli. ndax waxtaan wi neex na wax dëgg yàlla. Touba day fay ndox ba fay fu dara nekkul. jërëjëf Pape waxaaleel nga ñëpp macha allah. jërëjëf kon gars yi may leen ñu rek ñu publicité rapidement ci mission bi neex na ñu ñëw seddoo li ci des. dañuy làng suñu waay muy neex te du ma sa naqari dañuy dem ba Kër Kumba restaurant boo fa demee da nga fa fekk lekk gu sell gu neex ñi la ko jox yaru nañ xam nañ seen liggéey da ngay dem ci 125 ba 106 rue ci diggante 7 ak leen ak Savane boo demee Kër Kumba da nga fekk ceebu jën ceebu yàpp supp kanja suluxu mbalaxu dibi bu sew dibi Sénégal ginaar bu ñu lakk jën bu ñu lakk da nga fekk ataay da nga fekk tii da nga fekk télévision boo xam ne loo bëgg a seetaan da nga ko seetaan kon da ngay daal di woote rek ci 212 866 39 00 212 866 39 00 boo demee da nga fekk soxna Awa Gumbale ak ñamu àndal yàgg na ci liggéey bi respecté nañu fay ñëw ñëpp kon ñun ñëpp nañu ànd dem Kër Kumba restaurant. nañu ànd dem ba Baobab restaurant boo fa demee da nga fa fekk lekk gu neex gu sell ña la koy jox yaru nañ am nañ taar te yëpp yem nañ ci seen place. Baobab boo fa ne da nga fa fekk ceebu jën ceebu yàpp suluxu mbalaxu maafe supp kànja yaasa mbaxalu yàpp mbaxalu jën boo fa demee ci guddi gi da nga fekk dibi ginaar da nga fekk jën bu ñu lakk da nga fekk pentaat da nga fekk ginaar gu ñu lakk da nga fa fekk dibi bu sew bi da nga fekk dibi Sénégal bi da nga fa fekk caagri da nga fekk bisaab da nga fekk jinjaar da nga fekk tii da nga fa fekk ataaya da nga fekk café télévision yi côté boo jaakaar loolu da nga jaakaarloog télévision te loo fa yàgg kenn du loo xool bëti loo fii def yàgg nga fi boo bëggee seetaan footballu Europe bi wala nga bëgg a seetaan football américain bi wala musique africaine wala théâtre yi boo ci bëgg a seetaan lépp boo nee Baobab da nga ko seetaan da nga fekk soxna Anta soxna Kine ak Maymuna dem leen Baobab bu ngeen bëggee dem Baobab numéro bi mi ngi nekk 120 West 116 Street ci diggante Lennox ak Saventawani wala nga woote ci 212 864 47 00. nekkay haalanam Baobab Guigui Baobab number 2 Baobab Brooklyn hakkunde Fulton Street hakkunde Franklin Nostrand e Bedford ko ɗon oɗo restaurant woni restaurant o noon ala jeeyi ɗum sona Brooklyn naaɓe ɗum noon so tawi ko kasitari so tawi ko hirande so tawi ko bottari kala ko jiɗɗon hen so tawi on yeehi Baobab Guigui walla so noddiɓe e numéro téléphone mabɓe ɓe mbawi addande on ɗum taw koye galleji moon eɓe mbawi kadi wadde commande garon jooɗon ñamon nde wonno kala ko jejjintuɗon neɗɗo nan toon wifi nane galle he climatisation nane galle he donc gadde hoɓɓe moon gadde sukaɓe moon kala ko jiɗɗon nan toon kala ko jiɗɗon e ñamdu ɗum noon oto seriraɓe ɓe garon toon bandiraɓe numéro téléphone mabɓe ko 17 18 484 48 66 718 48 66 ɗum noon son jeehi Baobab kala ko jiɗɗon nan toon e feewi ñamdu ɗum noon bandiraɓe onon jeyɗo mbokk yi rapidement ñu dellu si waat ci seen émission bala heure bi jeex WPAT 9:30 AM seen mbokk Pape Bab moo nekk micro bi am na ku ne ci ligne bi sëñ bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaam wa rahmatulah wa baraka. sëñ Pape na sa xel dal lépp loo xam ne daa ñor Sénégal nga xam ne l'islam nangu na ko. fu ci Macky Sall jëm dana dem fii sëriñ ci nekk Sénégal waxtaan fii ñoom door ko faa def. Touba nag day bari ku ne man waa Touba laa fekk. fexe na ba am fa kër gi ba dëkk jóge dëkk ba mu nekkoon ñëw. waaye dañ ciy dem Muxtaar ma nga xam ne ak dañ bii fi nekk nga xam ne mooy yor mooy xalifa général bii. lépp lu fa waay di def. même ku doon indi àjjana sax dana jaar ci moom mi ko ndax indi ko fële di wax ma laaj la ay ndox yoo xam ne dañuy dem Touba. lépp lu fa gouvernement bi bees def ñëpp def na yëpp mu door ko faa dëgg la ña ko war a yëg xaw ma nag ñun ñu mel ni ñun ñii nga xam ne dañuy xaar ba sotti lu door a dégg. dëgg la jërëjëf bisimilah. asalaamaaleykum Pape. waaw.
waaye kontaan nañ ci yow jërëjëf waay li nga def moom lu am solo la macha allah parce que itam wax dëgg yàlla politiciens yi dañuy bëgg jaxase nit ñi rek. waaw loolu dëgg la moom. jaxase nit di la rambaaj ak jaxase la waaye xam nga ne loolu moo parce que bu fekkee ne dañoo wax loolu. waa Touba ni ñu ne Touba woon ne duñu fay ndox kenn non ñi jiite Touba wax dëgg yàlla suñu sañoon lépp luy dox réew ma. ñu dugal ci seen loxo comme ñëpp. loolu de mooy waaye ñi nga xam ne ñi ñoom ay politiciens la ñoo bëgg a dox ci diggante yi rek di jaxase rambaaj rek waaye li nga wax nii. macha allah wax dëgg yàlla képp koo xam ne kii dëgg ñor na la. dañ àdduna ànd ak yow ci loolu te yaakaar naa loolu waaye nag li ma bëggoon a yóbbante Pape mooy. président na fexe comme stade boobu kii boobu mu defar noonu. fexe ba def hôpital boo xam ne bii kenn dootu dem France kenn dootu dem Maroc. incha allah dëkk yi ko wër yëpp bu ñu amatee seen kii foofu lañ koy indi comme ni ñuy defee France ak kii. incha allah hôpital daal man wax dëgg yàlla ba daal bëggatuma kenn. avocat Macky waaw ñu ngi hôpital boobu ñuy tabax Diamniadio. boobu mooy hôpital bi nga xam ne sous régional bi yëpp. fa lañ jëm donc boobu amu fi. donc moom la ñuy tabax noonu Diamniadio donc loo bëgg. macha allah waaw donc loolu moom côté boobu moom na soxal sedd. waaw na ci tool itam wataraay yi fu nekk. waaw incha allah. jërëjëf yal na ko yàlla jàppale bu am deuxième mandat incha allah. amiin kon mbokk yi yëf yi neex na lu neex doy dañu koy dog dem ba beneen yoon. heure bi jot nañu kon ñi ngi leen di tàggu foofu ba àjjuma bii di ñëw lu jiw wa jeexul jógu fa seen mbokk Pape Baba moo nekkoon ak yéen ci micro bi jaajëf. waaw. ayca bii may naa ko séeréer yëpp nag jeewaat jëlal. yaa kuma ci mbay sa yaay ma xisal yaa me njaarama